asalaamaaleykum mbokk yi ma tàmbali di nuyu Serigne Moustapha Mbacké ak Serigne Issa Mbacké ñi nga xam ne ñoo fi toogal suñu kilifa suñu xalif général di nuyu le sous-préfet bi toog ni sama wet dalal ñu dalal bu rafet di nuyu maam Soxna Mbacké mi nga xam ne depuis ci suba moom la ñu nekkal présidente marché bi mu taxawuñu teertuñu teral ñu ñu rafetlu taxawaayam ci jigéenu fii ci région de Touba. di nuyu également le maire à travers ki ko fi toogal le président de la commission santé di ko remercier ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko fi mu jëm ci ki nga xam ne mooy suñu kilifa le ministre de la pêche. may am mbégte lool ñëw bokk ak yéen cérémonie bi nga xam ne nii dañuy tàmbali liggéey pour defar complexe bii nga xam ne nii moo nekk fii ci marché bi te nekk en panne. bëggoon gannaaw bi ma indee nuyoo son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal nuyoo chef du gouvernement Mohamed Boun Abdallah Dionne ak nuyoo l'ensemble des membres du gouvernement sans bien évidemment fàtte kii suñu kilifa muy le ministre Oumar Gueye bi nga xam ni yitte moo ko téye Ndakaaru waaye sinon dina ñëw bokk ak ñun cérémonie bi nga xam ne amal na ko solo lool. di remercier it ñi fi teew ñëpp ci seen présence ak accueil bi nga xam ne defal nañ ñu ko. ma bëggoon wax ni rek président dafa instruire le ministre de la pêche pour ñu am action yoo xam ne mën nañ ko tënk ci ñetti pàcc. bi ci jëkk mooy ñu defar ay équipement yu bees wala yeesal équipement yi nga xam ne dañu fee nekk wala defaraat yi nga xam ne ñooy panne. loolu moo tax tey livré nañu 5 quais de pêche yeneen 5 quais de pêche ñu ngi en construction. loolu moo tax aussi defar nañu 4 sites de transformation am na yeneen ñett yoo xam ne ñu ngi en construction. sans compter programme bi nga xam ne lancé nañ ko muy 19 complexes frigorifiques ci biir Sénégal ak lii nga xam ne mooy complexe yu ñu war a réhabilité te fi ñu toog tey muy complexe su marché central de Touba bokk ci. beneen poñ bi nga xam ne président instruire na ko le ministre mooy ñu taxawu askan wi ci accompagnement social 20 000 moteurs 20 milliards de francs. gilet yi amul benn président ci Sénégal boo xam ne mas na def lu nu mel ci secteur bi. waxatuma li nga xam ne mu ngi koy def yépp pour sécurité ñii napp mareyeurs yi ak consommateurs yi parce que sécuriser chaîne de froid bi avec des complexes mooy sécurité également consommateurs yi. démarche boobu moo tax ba tey suñu secteur ñu ràññee ko ci Sénégal. avec taxawaay bi nga xam ne am na ko ci exportation yi 2017 moo nekkoon premier secteur bi jëkk ci recette d'exportation. emploi yi ñu ciy créé sécurité alimentaire yi dañ ciy participer bu baax a baax a baax a baax. résultat yooyu nag bu ñu ko amee vision bu leer bu wér bi président tënk ci PSE plan Sénégal émergent le ministre de la pêche Oumar Gueye di ko doxal teg ko nag ci yoon mooy waxtaan ak nit ñi. mooy concerté wu co-géré mooy it respecter population yi te jox acteurs yi seen place parce que lu ñu mën a tënk ci kaw ministre déroulé ko te acteurs yi ànduñu ci loolu day xaw a sooke. loolu moo tax ñu bëggoon tey remercier mareyeurs yi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp ci région Touba plus d'1 millier de mareyeurs di fi liggéey ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci marché bii tey. ma bëggoon a wax ni li ñu fi indi tey mooy defaraat complexe bii dina am ñaari chambre froide dina am ñaari fabrique de glace dina am ñaari réserve d'eau yu ne bu nekk am 5000 ba noppi am benn tunnel de congélation mu mel ni 13000 tonnes yi nga xam ne doon na fi wadd fii ci Touba. dinañu ko gën a traité mu gën a am qualité ba noppi it mën a continuer di accueillir d'autres
ñuy ñëw fii mu doon benn plaque tournante parce que li ñu nama ci Touba mooy ci politique d'aménagement bi président di defar mooy ñu defar gox yi ba nit ñi mën fee toog yàlla def na tey Touba am na lu mu am ci notoriété am na lu mu am it ci taxawaay lu ñu ko gën a dooleel ci ay infrastructure mu gën a dooleel doon benn site pour capter les flux nit ñi toog fii nii loolu mooy li nga xam ne moom le président nam ku gis loolu yëpp moo tax ministre de la pêche instruire ñu ñëw tey lancer travaux yi di rafetlu bu baax nag dëgg teertu bi nga xam ne teertu nañ ñu ko waaw man kontaan naa ci loolu ngeen bi nee na sekkeen laa nangu naa ko parce que dëgg teraanga yi nañ ko wax rek fii la fekk baax ñu ñaanal sëriñ bi yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam lu bëree bëri di ñaanal njaboot gi yëpp yàlla bàyyi leen fii di la ñaanal soxna si rafetlu nañu vraiment taxawaay bi wax nañ ko mënoon ngaa toog waaye bëgg nit ñi bëgg gunge bokk yi bëgg jàppale président moo tax nga taxaw ci ndigal suñu kilifa Sëriñ Mountakha pour tout simplement Sénégal mën a jëm kanam jërë ngeen jëf. rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi tàmbalee sama nuyoo ci sama sang bu tedd bi Sëriñ Mountakha Bachirou Mbacké di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te may ko wér. di teg nuyoo boobu ci loxo Sëriñ Bachirou Mbacké Abdou Khadr porte-parole yoonu Mouride ngir mu jàllale sunu nuyoo ak suñu ziyaar ci suñu sang boobu Sëriñ Mountakha. di am mbégte tey di dalal monsieur le directeur de cabinet Abdou Seck ak délégation bu rëy bi nga xam ne moom nga àndal ñu ngi am mbégte bu baax man ak mareyeur yu Touba yi di leen dalal fii ci marché central au poisson bu Touba. di nuyu monsieur le préfet monsieur Diallo ak délégation bi mu àndal di nuyu délégation bi nga xam ne moom moo fi représenté monsieur le maire de Touba ci jiital Mame Mbaye Niang ak délégation bi yépp di nuyu Serigne Khadim Mbacké bu Serigne Aliou di sama doom di sama mbokk di nuyu Serigne Issa Mbacké bu Serigne Mountakha bu Serigne Moustapha Bachirou teewal fi Serigne Mountakha Bachirou te nga xam ne fii mu toog tey Serigne Cheikh Lappé moo fi waroon a teew am ngant moo tax mu yebal Serigne Issa mii ci turu Serigne Mountakha Bachirou di nuyu Serigne Moustapha Moussa moom itam bokk ci délégation maire bu Touba. Monsieur le directeur de cabinet ñoo ngi lay dalal jàmm ak sa délégation ci délégation boobu mënuñu ñàkk a tudd monsieur Babacar Guèye mi nga xam ne taxawaayam ci programme bi dafa rafet di yóbbandi suñu nuyoo ci monsieur le ministre Omar Gueye di wax ne que waxtu wii daaw dañu invité woon monsieur le ministre Omar Gueye ministre de la pêche mu ñëw seet si ñu boobu suñu jàmbaar ji moo fi nekkoon Serigne Sidi Makhtar ñuy ñaan yàlla tas ñu ci barkeem te yokk ay leeram ndax marché bi ci fàttaliku si jataayu Serigne Sidi Makhtar ci lañ ko inauguré place bii duma ko dañ di wax Serigne Sidi Makhtar moo ma fi tegoon heure bii daaw ci ndigalam dañ fi invité woon monsieur le ministre Omar Gueye bi mu dikkee Serigne Sidi Makhtar boole ko Cheikh Bass Abdou Khadr mu laaj ñu lan mooy suñu jafe-jafe ñu leeral ko ne ko Touba de jafe-jafe bi ñu am tey mooy ku ne xam na ne jënd fee xaw a cher te loolu li koy mën a dindi mooy suñu chaîne de froid bi ñu valoriser ko defar ko équiper ko ndax ku nekk xam na ne jën boo amul chaîne de froid bu nga xam ne mi ngi dox doo ko mën a conserver mu daal di jël engagement ci kanamu Serigne Bass Abdou Khadr ne ko balaa màggalu déwén incha allahu rabbi danañ réfectionner chaîne de froid bi nga xam ne moo nekk Touba. muy comme ni nga ko waxee ñaari chambre yoo xam ne dañuy conserver jën yi ak benn tunnel bu nga xam ne fi la jën yi njëkk a jaar nga xam ne loolu su matee rek daañu mën a denc jën pendant 1 an te tey boo ko génnee day mel ne jën yoo xam ne mi ngi koy doog a napp ci géej gi. bu loolu jàllee mu xam ne jën yi nga xam ne ñoo fiy ñëw ñu nga xam ne dañ ko war a conserver ci biiru benn fan ñaari fan jën yooyu pour loolu mën a mucc ayib il faut que ñu am ay usine glace yoo xam ne day moderne dëppoo ak jamono ñu ñaanoon ko benn usine glace. moom ak ki pëstéefam moo ne dinaa leen jox ñaari usine glace boole ko chaîne de froid bi mu eggee mu rendre compte président de la république monsieur Macky Sall Macky xamal ko ne ko Touba de lépp loo fa def xeeb naa ko ndax sama yéene ci Touba mooy ñu développé ko ba nga xam ne ñaan gi Serigne Touba ñaanoon ci Matlabul Fawzayni ne maa ngi ñaan sama dëkk bi ci Touba suñu borom may ma mu am jën ba mel na dara
président Macky Sall xamal ko ne ko ñaan googu damaa bëgg suñu borom jaarale ko ci sama ay ci diir bi ma fi nekkee président ñaanu Serigne Touba googu sottee ci sama ay donc lépp loo def Touba ci marché central au poisson ba na nga xam ne xeeb naa ko sama yéene romb na foofu bala maa bàyyi loolu dinaa ko waxaat fii keroog bi ma ko président Macky Sall waxee damaa dem ci sëñ Sidi Makhtar ma leeral ko yéene président Macky Sall ci dëkk bii ci Touba ak ci marché central au poisson bi sëriñ Sidi Makhtar ne ma maa ngi lay wax ne day sikkuwuma ne bis dina ñëw jëlee fii ci marché central au poisson ay jën yóbbu ko ci réewu Afrique yi loolu sëriñ Sidi Makhtar moo ma ko waxoon te xam naa ne waxam day guddee waaye danañ ci teg suñu bët moo tax bi nga ministre bi waxee ne que programme bi sotti na marché bi am na ku ko gagné di doomu Touba di waa kër sëñ Massamba Diop Samb damaa dem ci sëñ Mountakha Bachirou fekk ko Njaaréem ma leeral ko liggéey bi ak engagement yi nga xam ne monsieur le ministre Omar Gueye jëloon na ko ci ndigalu président de la république ñu war ko fee def bisu tey bii sëriñ Mountakha Bachirou moo ñu ko jàppal boole ci ñaanal ñu ci bu baax xamal nañu ne liggéey bii ngeen di liggéey ci Touba maa ngi leen di ñaanal yal na leen ci sëriñ Touba gàttandu keroog sëñ Mourtala Si mii fa la ko fekk yal na leen ci sëriñ Touba gàttandu te ànd ko ak yéen ndax Touba de lépp lu fa nit def man sëñ Mountakha man la ko defal ndax sama njaboot ñoo fa nekk kon na nga dalal xelu monsieur le ministre xamal ko ne ko jëf ji rëy na ndax lu toll ci 129 millions ku ko jël investir ko ci complexe bu mel nii loolu jëf ju rëy la ñun waa Touba ji mu ko jëfal nag xam nañ ko kii nga xam ne mooy suñu kilifa nekkal fi Serigne Touba yëg na ko xam na ko kon daal ñun tey kaddu yi du mën a gudd ndax kaddu yi cant la ak ngërëm di ko ñaan ñu fii ak ñaari weer yi nga xam ne moom la ñu wax ñu dellusiwaat fii inauguré complexe bi di sant yow mi nga xamante ne yow la fi ministre bi yebal ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm Babacar Gueye ak délégation bi yëpp ak équipe bi nga xam ne parce que lii c'est un travail d'équipe ndax étude bu nga xam ne bi ñu ko defee léegi matagul 1 an ñu def étude de projet bi lancé appel d'offre bi équipement yi noppi loolu xam nañ ne équipe bu ànd ak Pastef ñoo ko def kon loolu ñun yëg nañ ko rëy na ci ñun tey ñu ngi ciy sant bu baax monsieur le ministre Omar Gueye ndax président yàgg naa joxe ndigal muy diib mais keroog ba ko président de la république joxee ndigal mu xam ne lii ndigalul Serigne Bass Abdou Khadir la ne bala maa dellusi fii màggalu ren li tax Omar Gueye ñëwul tey jii su sañoon day ñëw inauguré si ko mu ne comme mënumaa ñëw inauguré si ko nag dinaa yebal équipe yu ñëw def lancement bi démarrer travaux yi bu noppee man ci sama bopp maa ñëw ànd ak sama délégation ñu inauguré complexe bi kon daal monsieur le préfet ñu ngi sant di gërëm monsieur le ministre di yóbbante cant ak ngërëm ci monsieur le président de la république di ko wax ne ko Touba bég nañu mareyeurs yi bég nañu démb bu barki démb la fi délégué général ñëw DER monsieur Pape Sarr dikk indi fi benn financement 50 millions séddale ko lu mat téeméeri jigéen ju nekk am 250 000 mu tànn lu mat ñaar fukki góor ak fanweeri góor ak ñett ñoom itam mu jox leen ku nekk 350 000 xam ne loolu première phase la kon daal xam nañ ne président fàttewul mareyeurs yi président fàttewul waa Touba ñun itam nag dañu xam ne Touba ay nitu kóllëre fi dëkk ay boroomi pas-pas fi dëkk nit ñu gëm Serigne Touba te nangoo liggéey ñoo fi dëkk ñoo xam ne duñu xeeb duñu suul jëf nit lañ ñoo xam ne lépp loo leen lebal daanañu la ko fay ndax li ñu Serigne Touba jàngal mooy képp ku la lebal ker na nga ko fay guddi ku la defal loo man na nga ko fay loo mënul teraanga yu ñu président defal jaarale ko ci secteur yi nga xam ne man maa ko jiite man soxna Maam Xari gis naa ko yëg naa ko ñi ma àndal liggéey bi gis nañ ko ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko wax ne ko ñoo koy jox rendez-vous incha allahu rabbi ci élection yi ñu jëm jërëjëf